moo nar a doon solo su waxtaan wi waaye comme ni ñu koy defee mardi bu jot rek balaa ñuy ñëw di xóotal dañuy ànd ak Fatima Kidé waxtaane li nga xamante ni moom mooy actualité judiciaire à travers rubrique boobee nga xam ne moom mooy revue de presse judiciaire muy saytu lépp loo xamante ne ab dossier la wala xibaar boo xamante ni jaar na fi ci wàllub yoon ci biir semaine bi Fatima ñi ngi am mbégte di la dalaat ci plateau bi. kontaan ci dalal bi Pape nuyu la nuyu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñooy safoo leeru jamono nuyu waajur yi nga xam ne nag ñu ngi fi toog ngir indi yenn yoo xam ne ay leeral la ci kaw li dal seeni doom di leen masawu encore une fois bu baaxee rek ñu jàll ci actualité yi. ay ca boog ñu dem. mi ngi noonu dañ koy dooree ak mbirum Barthélémy Diaz ku ne xam na ni procès Barth dañ koy faral di ko puusaat Barthélémy Diaz Pape mooy actuel maire bu Dakar gannaaw coowoo ba fa amoon ni gi jamono yële ñu génn ay at sax ci ginnaaw muy mbirum Ndiaga Diouf ba sax ñu ne woon moom moo ko faat ay tuuma la ñu tegoon ci ay ndoddam war na jàkkaarloog àttekat gi ni ki ëllëg àllarba muy le 2 mars ca la war a jàkkaar dem fële ca tribunal ba ñu indiwaat procès en appel boobule gën koo leeral Pape moomule sax ba tey Barthélémy Dias ñu ko doon toppee wàllum faat ci lu ñeel mbirum Ndiaga Diouf boobule mbir sax ci ab fàttali rek ba tey mi ngi amoon ci weerum décembre le 11 décembre bu 2011 ci la boobule sax attaque amoon fële ca mairie bu Mermoz Sacré-Cœur ca naka noonu le sax la ci Ndiaga Diouf ñàkkoon bakkanam Pape Barthélémy Dias fas na yéen a jàkkaarloog àttekat bi ni ki ëllëg ci àllarba ji ñun ñëpp xam nañ ne statut bu particulier la fa narawee taxawat bii part ndaxte moom daanaka maire mooy maire Dakar waaye ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal maire yi amuñu immunité comme ni ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy député yi amee comme également ñi nga xamante ni ñoom ñooy acteur de la justice yi amee su ko defee kon àllarba ji ñu séntu dossier boobu leneen lu ci bees ñu ko indi dinañ ko indiwaat gën koo yaatal fii ci leeru jamono du jàll feneen rek ci yeneen procès wax nañu ko lu ñeel mbirum imam Alioune Badara Ndao Matar Joxaane ak ñamu àndal askan wi yëpp xam nañ ni Pape ni nga dugg see sànq xam ne nañ ni tey sax amaana jotaay bile loolu moo fi nar a gën a fës ndax loolu la ñu nar a waxtaane bu ko defee foofu rek dañuy teg suñu baaraam foofu ba ci kanam bu ko defee nga yaatal mi ngi noonu feneen la ñuy jàllaat keneen ci ay imam mën nañu ko wax imam Lamine Sall jamono yi ñu génn mën nañ ne moo lëmbee réew mi ndax gannaaw ci ab plateau bu ñu ko invité woon ca la nekk génn sax wax ci ay propos yoo xam ne amaana yu xaw a doy waar la te it sax ba jàngu bi sax ak ña nga xam ne ñoo nekk ay catholique mais naqarlu ko te it di sàkku ci kilifa yi ñu jël ci ay mesures ndax lu ni mel sax amaana sax war na doon loo xam ne des koy jomb ci réew mi ci seen i kàddu ba tey mu mel ne ci ay wax ci ay ba tey bu ñu sukkandikoo ci suñu ay naataango xam ne nañu moom imam Lamine Sall section bu recherche bu brigade de recherche bu Colobane Pape daf ko convoqué waaye nag yenn ci yi nga xam ne mooy ay source rek xamle na ni moom jotagul benn convocation moom moo ko wax ay kàddoom la ba tey nag dinañu toppandi boobule xibaar Pape ndax comme nii la demee te it nag balance moom ci fa mu tàngee rek lañ koy tegee dinañ ko toppandi Pape leeral boobu am na solo ndaxte dañuy ba ñu bëri ci ëttub taskatu xibaar yi dañoo bind wala boog ñu jàllal na ni moom dañ ko woo fële nga xam ne moom mooy ca gendarmerie mu war a wuy ji waaye moom ndey mbill bi nee na jotul convocation te jamono yi nekk ni sax nekkul fi nga xam ne moom mooy Ndakaaru mi ngi noonu loolu la ci ay kàddoom la dinañ ko topp jokkoo bee jàppandiwul waaye nag dañu ko toppandi indil ko suñu ay mbokk téléspectateur fii en exclusivité ci balance leneen camp pénal bu Liberté 6 mën nañu ko wax ña fa nekk di ay détenus mu mel ne bu ñu ci jugul mbir mi dana xaw a yëngu loolu ndax xam ne nañ ni ñoom ñoo ñu fa féetee nekk fa nekkin ga ñu fay nekkee wala sax dëkkin ba mën nañu ko wax ndax fa la ñu nekk ak ñi nga xam ne mooy chef de cour yi Pape mu mel ni dëkkin bi nekkin bi neexul te it sax buñ ci gaawul jël ay mesures mbir mi dina xaw a yuuxu dana jubee fuñ ko foogeewul Pape ayca kon dinañ ci yeneen jotaay dinañ ko gën a faram-fàcce gën koo leeral ndax dañoo xaw a guddee commencé te waxtaan bi ñuy xaar dafa am doole ba nga xam ne daanaka faram-fàcce gi dañ koy daal di bàyyi rek ba jotaay bii di ñëw ñu soog a leeral lépp loo xamante ne jëm na ci doléance yi nga xam ne détenu yónnee nañu ko ñu jógee ci prison yu bëree am na ci yoo xam ne bàyyeekoo na ci camp pénal bu Liberté 6 am ci yoo xam ne bàyyeekoo nañ camp pénal bu Koutal am ci ay doléance détenu yoo xamante ne bàyyeekoo na prison bu Thiès Rebeuss ak tamit yeneen établissement pénitentiaire yu ne fii ci biir réew mi ngi noonu dañuy jàll feneen de comme waxtu wi daf ñoo xoj dañuy dem feneen muy au commandant de la gendarmerie nationale dafa jox ab médaille maanaam prix bu ràññeeku ci li nga xam ne mooy agent police amul Yaakaar Diouf mu doon médaille boo xam ne sax amaana bettul kenn ci askan wi ndax nekkin gi nga xam ne nekkee na ko ci tali bi ndax koo ne amul yaakaar kenn du la ne xamuma ko jox nañ ko ab médaille boo xam ne daal xam ne nañ ni lii mandargaal liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy faral di def Pape bu baaxee rek moom ñu xooli ay kàddoom moom amul yaakaar fii ci balance en exclusivité ba tey
alhamdulillahi rabbil alamin dañuy sant yàlla sant suñuy waajur loolu weesoo ñu sant suñu kilifa le directeur général de la police loolu weesoo ñu sant gendarmerie ak kilifaam mu le général Moussa Fall bu ñu taamoo ñun ay ndaw réew mi nekk yor taxawaayu sécurité ci biir réew mi ba tey mu tànn ñu ne ñu daf ñuy takkal raaya ci ni ñu suñu taxawaay ci suñu liggéey dañ koy sant rek di ñaan yàlla vraiment yaakaar boobu moo am ci ñun yàlla bu yaakaar tas donc loolu dañ koy rafetlu di ci kontaan di ci sant yàlla aussi bu baax a baax. moom mi ngi noonu amul yaakaar Diouf Sénégal yëpp xam nañ ko mu doon loo xam ne amaana sax askan wi yëpp ko ràññee gendarmerie bu décoré policier Pape. voilà donc loolu sax moo taxoon ma bëggoon laaj major koo moom amul yaakaar turam dëgg nan la. Mouhamed amul yaakaar Diouf amul yaakaar ci tur bi la bokk ci tur bi la bokk. police la bokk gendarmerie décoré ko ban symbolique la loolu am ak lan lañ ci mën a kii. médaille d'honneur de la gendarmerie c'est-à-dire boo defee carrière normale bay retraité dañ lay jox médaille d'honneur de la gendarmerie pour service rendu. mais médaille bi aussi mën nañ ko jox des citoyens sénégalais des étrangers wala ay membres d'autres services pour satisfaire quoi c'est-à-dire que ce comportement vis-à-vis de l'intérêt public lay doon wala vis-à-vis du Sénégal wala vis-à-vis de la gendarmerie comme Kaaw Amel Yaakaar il est policier mais dafay rendre un service public boo xam ne da koy rendre en tout moment en tout temps et en toutes circonstances sans distinction dafa am na ci li muy def am na ci éthique ak orthodoxie bu mu koy doxalee ba nga xam ne ñëpp ràññee nañ ne kii c'est un policier c'est un agent de la force publique comme les gendarmes donc le haut commandant de la gendarmerie après avoir concerté les commandements day ràññee ñeneen comme même yow Pape mën na ko pour balance wala ulay léegi mu gis ne amul yaakaar day rendre service les Sénégalais circulation bi da leen di rectifier da leen di éduquer parce que le but de la circulation c'est PRACR il faut prévenir il faut éduquer il faut renseigner il faut aider il faut secourir et ne punir que en cas d'extrême nécessité nga xam ne y a pas d'autre solution pour indiwaat citoyen bi à la raison. ok donc loolu la amul yaakaar daan def chaque jour ñëpp ràññee nañ ko. donc le commandement de la gendarmerie comme ni ko grand chancelier yi mënoon def ko ordre de mérite wala yooyu léegi le commandement de la gendarmerie buy élire bu ñuy choisir les citoyens sénégalais les hommes du rang les gendarmes gradés et tout le monde. ak ñooñu dañuy def élection ne quel sénégalais wala quel élément de la gendarmerie ñoo mérité médaille d'honneur bi cette année. léegi nag ci la gars yi proposé amul yaakaar au vu de son comportement quotidien et du rendement qu'il a eu bi mu am quoi vis-à-vis de la société moo tax mu décoré ko moom la ko jox amul yaakaar moo ko moom donc c'est légitime pour lui quoi donc moom moo ko moom d'accord alors di profiter ci occasion di nuyu mboolem policiers yi nekk Sénégal yëpp ak fu ñu mën a servir ci réew mi di nuyu également gendarme yi ak ñi ne ci brigade yeeg ñoom ñëpp ak fépp foo xamante ni nekk nañ ko di ko servir ci biir réew mi ak mboolem corps militaire ak paramilitaire yi nga xamante ni nekk na fii ci biir réew mi Sénégal Fatima. mi ngi noonu di ko féliciter encore une fois bu baax yóbbanteem nee na fas na yéene ñëw fii seet si leen ci balance Pape amul ay kàddoom la muy noonu ñu jàll feneen rek fa la ñuy jeexalee sax nag ndax ba tey en exclusivité ci balance muy Aïcha Bassène mën nañu ko wax moom lañ fi doon tuumaal ni dafa faatoon ab corom mën nañu ko wax aw faram moom la ñu wax ba tey ci ay tuumaal lañ ko teg nee nañu moom moo faatoon kii la di nga xam ne mooy faram doon nekkoon nasaraan di woo ci turu Patrick moom Aïcha Bassène ba tey gannaaw ba brigade bu gendarmerie bu Cap Skirring tegee loxo ci 2 semaines mi ngi nii nekk na détenu fële ca prison bu Cap Skirring moom moomule mi ngi ci biir prison bi Pape. en attendant muy jàkkaarloo àttekat bi. alors di profité ci occasion bi rek di nuyu mboolem waa Ziguinchor parce que xam ngeen ni équipe balance séjourne na foofee nga xam ne moom mooy région de Ziguinchor du 25 au 1er mars bi daanaka tey jii nii lañ fa jógee sax dañoo yegg si Ndakaaru rek jubal si fii pour mën a def li nga xam ne moom mooy émission bi di nuyu mboolem gox yi nekk foofu noonu di nuyu waa Ziguinchor di nuyu waa Cap Skirring di nuyu waa Kafountine di nuyu waa Niassia di nuyu waa Oussouye di nuyu waa Néma di nuyu waa HLM ak mbooleem diwaan yi nga xamante ne nekk na foofu noonu également ci diwaanu Ziguinchor mu am liggéey bu mucc ay boo xamante ne équipe balance demoon na ko def daanaka dinañ leen ko gaaral ci yeneen jotaay yi nga xam ne mi ñëw waaye tey bi nga xam ne moom la ñu sempi fas yéene ko waxtaane moom mooy mbirum Aïcha Bassène olay
balaa ma wax ci mbirum Aïcha Bassène damay beral nuyoo rek ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Toubacouta Pape Toubacouta nekk ay nit ñoo xamante ne tubax fa kàlla macha allah ñu oyof ñu ñëw village bi yëpp daal di toog tubax fa kàlla macha allah yombal ñu suñu liggéey torop ndeysaan ñu ngi leen di remercier bu baax di leen beral loxo di nuyu imam ak ñëpp ñi nga xamante ne rek njaboot ji toogoon permettre ñu mun faa def suñu liggéey facilement mën a ñibbisi comme ni nga ko waxee rek Pape waa Ziguinchor yëpp daal tubax fa kàlla macha allah nee nañ leen séjour bi neexoon na lool. waaw Aïcha Pape dafa nekk loo xam ne daf ñu faa sax bett ndax bi ñuy jug lu bëree ñu yëkkati woon mais pas dossier Aïcha mais dañ faa dem tubax fa kàlla macha allah ñin ñi xàmmee balaa su ràññee leen ci seen i liggéey ñu daal di ñuy booleeg yaayam mu ñëw seet suñu waxtaan ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy dossier Aïcha ñu jug nag Pape def ci ay investigation parce que comme ça s'est passé à Cap Skirring dem nañ ba biir Cap Skirring waxtaan ak yaayam waxtaan ak tantam waxtaan ak tontom ñoom ñëpp nag ñu defal ñu ay témoignage ak dëkkandoom bi nga xamante ne ci biir kër gi ci ay nettali nag Pape lu dëkkandoo bi wax yaay ji wax ko tonton gi wax ko ak ñi nekkoon ci biir kër gi même histoire lañ nettali comme dafa nekk en instruction mënuñu cee xóot ci biir nañ xam ne daal benn jigéen la bu bàyyi këram bàyyi njabootam ñëw ci Cap Skirring di fa liggéey ndax tourisme la def di yónnee papaam ak yaayam xaalis dajanteeg benn tubaab moo ñoom ñaar ñu bëggante nekk ñoom ñaar mu dem ba Ziguinchor présenté ko ay yaayam waxtaan ak tontom ñu nekk ci ay projet d'après lu tonton bi wax tubaab bi dafa wax dafay jëndal Aïcha kër dafay jënd ñaari oto ndax benn bi mu jox ko ñoom ñaar tegoon nañ seen projet ba ficelé ko ci biiri waxtaan tubaab bi jóge pêche ñëw ci biir kër gi daal di tëdd bi mu ñëwee sangu tëdd ne dafa am digg ginnaawam dafay metti Aïcha nag nekk fa di commencé xaritam bi ñëw ne ko lu xew mu ne ko nee na digg ginnaaw day metti xarit bi bàyyi xel ne peut-être courant d'air la ndax ni mu seddee mu ne ko maa ngi doon tàngal ndox ci nettali tuuti excusez-moi ci nettali xaritam ne mu ngi doon tàngal ndox ne xaaral mu dem tibbal ko ci ndox mu tàng balaa ndox mi di tàng ba mu koy sotti rek dégg na Aïcha yuuxu ci biir kër gi comme tombé na benn sapeur mu ngi woon ci biir kër gi te liggéeyam la kooku daal di daw fekk si leen ñoom ñëpp liñ nettali la même chose lañ nekkali ndax bëri woon na ay témoins bi sapeur bi ñëwee nee na fekk nañ tubaab bi mu ngi crise ci la ko nag jàppale tee ko si gorgeam pour mën a mu bañ a yëyu làmmeñ bi far nag mu jël téléphone am woote ci la tubaab bi daal di décédé bi mu décédé nag ñu woo ko Aïcha jëloon nañ ko interroger ko bàyyi ko mu dem li gën a yokk tax tey ñu téye ko ba déféré ko il paraît que ne autopsie bi dafa génne ne tubaab bi dañ koo xoj ba mu dee looloo waral tey ñu gàpp Aïcha yóbbu ko ñun nag le Sénégal sax laaj bi samp bañ ne du ñu cee avancé mais dinañ ci ñëwaat laaj bi samp mooy comme sapeur bee daw si ba moom moo ci loxoom la tubaab bi seede ndax moo ko doon jàppale pour mu mën a nooyi ndax dañ da doon yëy làmmiñam pourquoi arrestation bi nekk Aïcha te ba témoins yi bëri woon na ne bi tubaab bi yuuxoo ba ñëpp fekk to deewutoon comme nag loolu wàllu yoonu police la ak gendarme dañ leen di bàyyi rek ñu wéyal seen liggéey ñun nag jël nañ ay reportage yu bëri yoo xamante ne dañuy gën a xóotal rek am élément yu ndaw yu ñu manqué rek buñ ko boolee rek mardi bii ni ñëw incha allah dinañ leen ci indil lu gën a leer di ko ñaanal di yaanal yaayam ak njabootam tubax fakàlla macha allah Pape di leeral tamit dans le cadre d'investigation dem nañ ci brigade bu Cap Skirring voilà dem nañ brigade bu Cap Skirring gendarmerie bu Cap Skirring ba waxtaan nag commandant yi nga xamante ne moo fa nekk moom nag xamal nañu ci ay kàddoom Pape ndax mënul waxtaan ak ñun tant que waxut ak ay supérieur am ba ñooñu jox ko ordre pour mu waxtaan ak ñun mënul nekk mais comme mënuñoo am ci moom ay éléments il fallait s'y attendre tamit comme tey lañu waroon ñibbi si te avion bi jàmp na du ñuy naan loo xamante ne du la xaar da ngay dem toogi xaar ko moo waral tey ñu teel a dem pour mën a ñibbi si tey mën a def émission bi mais buñ ci jógee rek dinañ dajale yeneen éléments yi nga xamante ne manqué nañu boole coog li nga xam ne am nañ ko ba solos gi après nag mardi ñu tegal leen ko Pape di fàttali ko rek ne tamit pa Aïcha war na jàkkaarloog juge bi le 14 mars incha allah rabbi alors kon dinañ fi ñëwaat yeneen jotaay yeggali ko jàllale témoignage également am na tamit ay mbir yoo xamante ni waxtaan boo xam ne doxoon na ci diggante ki nga xam ne moom mooy avocat am di maître Bodian yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat également ci suñu yeneen i jotaay Fatima mi ngi noonu fa la ñu jaaree tëj rek lu fa ruusandi rek ci ay xibaar Pape bu ko defee ñu indi ko yaatal ko fii ba tey en exclusivité ndax li ulay wax am na solo tey dina yokk ci yenn yoo xam ne lu nit ñi xaw a réeree mbir la dañuy tàggoo rek comme dañu xaw a guddee Pape waaw kon mbir mi am na solo kan moo la habillé Dabakh Couture moo def li baax naa macha allah waaw kay jërëjëf Pape Sané nekk fi Pape Sané vocal na ma ko
jaajëfal mbokku téléspectateurs yi ci topp beeg teewlu bi Pape nag tey nag sama waa koñ dañu xëyee tiis ndax Pa Seydou Traoré nekkoon imam daanaka sax ñun ñëpp moo ñu tudd moo xëyoon wàññeeku di jaale ñi nga xam ne nag ñoo fa nekk di jaale ay mbokkam ay doomam ñoom ñëpp yàlla na suuf oyof ci kawam waaye nag dañuy nuyu waa police centrale Pape fan yi ñoom laa jëlanteel police centrale ak mboolem commissariat ñoom ñëpp yi nekk ci Sénégal mi ngi noonu jërëjëf Pape ba mardi ak jàmm ayca Fatima Kidé ñu ngi koy jox rendez-vous mardi bii di ñëw ci actualité judiciaire ak tamit rubrique boobee nga xamante moom mooy revue de presse